Ndiassé mën nga ñu wax lan moo la dugal ci théâtre ak ban moment nga ci dugg. waaw li ma dugal ci théâtre moom mën naa wax ni donc bi ma commencé xàmmaliku mooy am 11 ans 12 ans gis naa ni culture dafa nekk ci man. mais donc loolu mënu ma koon développer parce que maa ngi jàng. te aussi parents yi moom mënuñu woon nangu xam nga. yaa ngi bàyyi jàng wala yaa ngi def affaire culture parce que bu njëkk moom soo nee art laa bëgg rek donc il faut ñu am fu ñu ko teg ñu yaakaar ni lii nga wala lële nga wala il faut nga nekk lii pour def ko. donc ñu nekk ci rek. di jàng di nëbbatu di ko def. mooy loolu lu am ñu woo la nga nëbbatu di ko def léeg-léeg ñu dóor la. léeg-léeg doo jàng say leçons. donc noonu la ma dikkee quoi. donc muy dem di dem ba ci biir après moom moo yàq jàng bi quoi. franchement. ban année nga dugg ci théâtre. mën naa wax ni donc vi ay comme dafa nekk ci man depuis xale mais maa ngi fàttaliku. moment bi ma commencé jël sama initiative bopp. ne lii laa bëgg c'était en 99. waaw en 99 maa ngi jàng art damay jàng théâtre waaw. yaa ngi wax léegi que ne say parents bëgguñu woon nga def théâtre ban anecdote nga ñu mën a expliquer loo xam ne dund nga ko ak say parents ci luñ doon bañ nga jouer théâtre. waaw benn damay ñaanal sama yaay ba pare yàlla na ko yàlla xare àjjana. di ñaanal sama papa aussi yàlla xare ko àjjana tu sais que man sama papa dafa gaañu sama yaay dafa gaañu. mais li ma neex rek mooy que sama yaay mos na toog néegam ma toog ñuy waxtaan ni sama xarit la man maay taawam. mu ne ma Ndiassé dégg naa da nga mën fecc. ma ne ko non yaay man du ma fecc de je me rappelle très bien rajo cassette yi moo amoon fekk ñu mu dugal benn cassette Baye Wally. je me rappelle ma toog mu ne ma jugal waay bon dama ko rus nag ñu toog ñu ngi naan ataaya ni juste rek refrain bi fu muy ñëwee rek après ma siifan ma jug waaw xam nga affaire yooyu jour boobu moom dafa waaru parce que mosuma gis may def yooyu dafa joñ mu reetaan xam nga mu ne ma nag mais Ndiassé il faut nga góorgóorlu ci àdduna parce que donc du lii rek moom mooy métier ma ne ko d'accord quoi yaay dinaa góorgóorlu loolu daal xam naa ni man neex na ma ci sama carrière mu mënti def yëpp loolu rek laa def sama yaay fekk ko donc jeex na amul leneen après lii succès bi ak siiw bi yëpp fekk ko fi franchement. déjà yow ñu wax ci sa talent danseur parce que ñu bari dañuy yaakaar ne fecckat nga. waaw xam nga ñun biñ nekkee xale ay 96 97 man ak sama xarit bi Kader. am na ko yàlla xare àjjana suma xarit boobu toujours su may wax il faut ma koy tudd parce que moom ginnaaw yàlla ak yonent bi moom moo ma def nii ma def moom moo ma ñemeloo dañ doon fecc sabar morceau Mamboy bu Assane Thiam jaxaw la ñu dëkk Thiès. su xumbal amee wala équipe bi jaxaw mu soon gagné wala ñu am benn activité culturelle. donc ñun ay danseurs la ñu woon boobu. man Kader ak sama benn copain Serigne Sey ak yooyu waaw ñuy fecc maam bi ak yooyu. sama benn rakku sama magu yaay sama nijaay. tonton Alsane moo ma benn jour mu ne ma yow dégg naa da ngay fecc. donc sama famille mënuñu concevoir loolu ay Ndiassé dafay fecc mënuñu ko concevoir. parce que nee nañ aw ma maamu géwal aw ma lu tax si géwal ma leen mais affaire bi du ay lii ak léeg day nekk ci nit rek après nga koy def waaw noonu la commencé quoi moo tax bu njëkk ñëpp foog ni man fecckat la. mën nga dellu si relation yi nga amoon ak Kader bi nga tudd léegi. bien sûr Kader avant 95 ñu ngi ànd je me rappelle très bien sama yaay bi muy gaañu en 95 ñoo ànd jour boobu. sama nit la sama xarit la ñuy ànd yàgg na trop mu nekk ku sori ci man nekk homme de confiance kooku laa mën a wax ni sama xarit la sama nit la sama lépp la donc ànd nañ ay guddi yoo xam ni donc seen waa kër a ngi nelaw suñu waa kër a ngi nelaw mais mosuñu am benn problème ba indil ko suñu waa kër non tout le temps dañuy génn mais dañuy nekk ci jàmm dañuy xool lu ñu jëmale ci kanam toujours moo ma doon wax ni mu ne ma Ndiassé mu ne ko waaw mu ne ma aar bi metti na mais ci la ñuy tabax kër ci la ñuy dawal oto parce que loolu la ñu gëm mooy suñu conviction. sama relation moom dama bàyyi suñu kër dem di fanaan seen kër pendant 6 mois 7 mois loo xalaat ci àdduna rek def nañ ko. musuñu xeex musuñu xuloo musuma ko def lu ko metti musuma def lu ma metti. yaayam xam loolu ci man ay magam xam loolu ci man. ñu nekk ay dafa doy waar daal waaw Kader daal mu ngi noonu quoi kooku moom suma nit la.
yee moom mooy suma xarit jeex na sama nit jeex na amatul keneen. su bu dee ci wàllu aar ak nga xam nit ki daf ma xam te dama ko xamal trop sax. suñu borom moo bañ rek donc xëy na ma ne aussi dafa gën ñu koy ñaanal saa su ne. mais moo ma def nii ma def nii ma mel nii moom moo ma ko def franchement. naka nga dundee décès woom. non metti parce que xam nga boo xamee nit ki Kader bi muy gaañu ni mu feebaree sax parce que daana feebar bu gën a metti feebar boobu donc ñun xam nañ ko drépano la amoon da doon feebar ba sonn mais ñun dañuy toog xarit yi bu nit ñi ñëwee di ko seet si dañuy wax ne xanaa ñii xamuñu ni kii dafa feebar parce que miin nañu feebar bi mais donc xam nga li lay yóbbu rek doo comprendre. Kader man dem naa hôpital samedi 20h fa laa nekk man ak benn booyam muy sama xarit Vieux Diagne ma koy nuyu de passage ñu nekk fa waxtaan expliquer li ma metti ci àdduna rek sama yaay génn àdduna tàgguwuma en fait deful signe boobu parce que sama ginnaaw la gaañoo sama pap aussi la même chose mais Kader moom mooy nit ku toog ma toog mu tàgguma te man xaw ma ci dara c'est ça qui me fait mal loolu donc moo ma metti donc ak li may am dégg yépp loolu keroog daf ma raw le dimanche daa xam ni waa ji daf ma tàggu te yëguma ko donc ay su ma xamoon ne daf may tàggu dina gën a doy waar quoi parce que toog nañ ñuy waxtaan ñu naan ko garab bii ngay jël wala garab bii ngay jël mu tëdd mu tourné ci lal bi mu ne ma su ma reeree ba pare garab bii laay jël ak garab bi man mi tëdd ci kaw lalu hôpital bi sax maa leen gën a xam garab bi may naan après ma jóg ñu toog ñu waxtaan ma ne ko ci mbooloo la mu ne ma sama biir bi dafa kii quoi dafa gonflé ma ne ko yàlla baax na dina bàyyi. ñu jox ko mu lekk tuuti après ne mënul lekk parce que bëñ yi dafay metti ma ne ko noo kon garaawul. ma ne ko mais Cimbo comme noonu lañ doon tooñantee mooy suñu kii quoi. ma ne ko mais bul bàyyi jàppal mu ne ma Cimbo du ma bàyyi damay gérer ma ne ko doo bàyyi de mu ne ma du ma bàyyi damay gérer ma ne ko d'accord. mais bizarrement dañoo toog nii rek ni mu tëddee ci lal mu jékki rek tàllal ma loxo nii après pour man daf may nuyu rek ma nuyu ko mu téye ma bu baax nuyu ma xam nga après daal di bàyyi noonu donc ma ne xëy na noonu la demee ma bàyyi noonu mu sedd mu nekk loo xam ni lu doy waar la après mu jékki-jékki mu ne ma dafa bëgg génn. ñu génne ko ci biti man ak Paate ñu génne ko mu toog tuuti waxtaan na mën nañ duggaat après ñu tugg malheureusement ñu yeewu 5 heures du matin le dimanche ñu ne ma Kader gaañu na donc man mënuma ko gëm ñu ma jóg solu ma yére solu ma dara man noonu ma tëddee noonu laa jógee rek dem seen kër romb seen waa kër seen yaay ñëpp di jooy ak yooyu ñu jóg dem hôpital ma ne pour ma gëm ko il faut ma dem ma xool waa ji dund naa ci lu doy waar parce que bu ñu demee ñu ñëw toog ñëpp ñu ne nañ dem ci morgue bi ñu dem man leen nañ leen dem xool ndax est-ce que Kader la ñuy génne fii ci morgue bi quoi nañ leen dem ñu dem mais bu ñu ubbee tiroir bi soxna si yàlla rek mooy Karim je te le jure àdduna muy ci lépp lu war a mën a nekk yàlla daal moom moo ñu sàkk mais jour boobu moom nekk na lu métti trop sama gaynde Mbaye naka la duggee Soleil Levant. waaw Soleil Levant mooy li may wax rek en 99 dañoo amoon benn troupe bu ñuy wax Kader ci boobu moo ko initié sax. ak Alaaji Góora Cheikhouna. moo nekkoon suñu metteur en scène ñu def ko troupe vacances. nekk ci di jouer. mais yàlla def ci jàmm moom ay comédiens yu ci nekk yàlla am lu mu def ci ñoom. mais donc lépp du mën a antu parce que ñii dañuy jàng. ñii dañuy jàng métier aussi ñii defuñu dara. et aussi ñu nekk ci di def ay compétition yàlla di dogal ñuy dem
mais di gagner compétition yooyu à Thiès. bon bi ñu demee ba ci biir ñu xam ni affaire bi mën na am avancement. donc après ci lañu suñu metteur en scène woowu muy Alaaji Góora mu ne ma donc léegi affaire bi ñi nga xam ne dañuy jàng te seen parents jàng lañ leen sant il faut ñu bàyyi leen ñoom ñu dem jàngi parce que art du yàq seen jàng. ñi nga xam ne bàyyi nañu jàng ñi nga xam ne aussi tamit dañuy jàngi métier donc ñoom nañuy ñëw régulièrement pour di def théâtre. noonu la commencé ñu tuddee suñu bopp Soleil Levant Junior. donc Tulli moom moo nekkoon suñu marraine. en 2005. nekk nañ fi ba en 2005 ñun ñoo représenté Thiès. convention ñu représenté Thiès Tamba. je me rappelle très bien. Soleil Levant Junior moo représenté Thiès Fesnac. 2005. donc noonu la demee ñuy parce que ñun bi ñuy liggéey autant du ay pour ñu filmer ñu siiw wala affaire yu demee noonu. donc dañ doon jàng théâtre jàng sur scène. dem di jouer ji ay compétition et tout ça. affaire bi dem ba def benn ampleur. donc chance bi ñu amoon mooy que fin 2005 ci la Alaaji Góora amoon benn initiative que ni daf ñuy produire muy tolof tolof. donc bi ñooy tolof tolof ñu commencé di répéter Soleil Levant Junior mais dañu gis ni pièce bi daf ñu ëpp doole. ci la ñu dem après woo Sanex. woo Jojo. woo sama yaay quelque pour ñu épauler ñu tuuti. donc man ma joxe sama rôle Kader joxe rôle am. après ñun ñu toog amatuñu rôle. donc mais comme li ñuy wax rek Cheikh na yàlla daf ko may ci xalaat ak ci bind. je pense bien que ni Mbaye Dosé foofu la jóge ngalamoo ngalam fa la jóge Seydina aussi tamit foofu la jóge donc mu nekk pièce bu ma marqué comme siiw taxuñu ci woon jug ak mi ngi def buzz ak affaire yu demee noonu ñun c'est juste nañu liggéey affaire bi rek mu rafet sénégalais yi kontaan parce que comme sénégalais lañ koy jox un peu partout dañ koy seetaan donc buñ toogee ba ci guddi gi la ma Aziz na ma damay def rajo ay séquences yoo xam ne dama koy dolli bokkul woon ci scénario mais dama koy dolli mu jox ma 4 séquences. jox Kader 4 séquences. ma ne ko séquence bi lan la mu ne ma mbay ngay tudd mais doseur nga donc mais mbay rek la ñuy wax am na ñu lay découvrir nag ci dosé bi ngay dosé. par chance yàlla dafa dogal théâtre boobu dafa am succès dafa am bayre dafa am lépp. pour wan na rek rôle du tuuti. te nit lu ñu la jox bul ko xeeb. donc xoolal benn séquence ak waa lycée bi fu may labee ci piscine bi fu ma daam seen mii di simee voilà looloo tax ma génn àdduna xam ma ba léegi nii ça fait 10 ans de succès macha allah je touche du bois. donc Mbaye Dosé nekk à la hauteur sant yàlla la. ngalamoo ngalam Kader ñëpp xam ko te nekkoon na jànkeen mais jànkeen ak Soleil Levant benn la. te man ak Kader ñoo dëkk même pas 100 mètres ak suñu kër. donc moo tax Soleil Levant bu ko soxlaa woon da koy utiliser dañuy liggéey te du ci am benn problème. mu nekk lu ma marqué quoi foofu la jógee. yaa ngi tudd sànq seen benn actrice ñu koy wax Tulli. mu nekkoon Soleil Levant mais ñu jékki-jékki mu disparaître ci scène bi fan la nekk actuellement. waaw moom mi ngi Paris xam nga donc soo amee jëkkër te xëy na c'est que du ma wax sax ni bëggul nga nekk ci volet bi nga nekk. mais xëy na dafay am ay yeneen charge yoo xam ni donc doo ko mën a boole ak volet culturel bi te da ngay xaw a sori. c'est pour cela mais ku ko yeewoon guddi na ko caméra yaa ngi nii moom xam naa ni loolu rek la bëgg. waaw di ko nuyu aussi parce que moom mooy suma premier njëkke. suma xarit sama complice di nuyu jëkkëram Aldo. suma xarit bu baax. boo mayee Tulli premier njëkk donc yéen ñaar amoon ngeen ay relations yu particulières. non yu fort sax yu fort sama nit la. sama xarit la dama njëkk am soxna may ko premier njëkkee yàlla dogalul loolu sëy bi continué wul. maam benn soxna en fait mayet ko premier njëkkee pour wane ni sama diggante ak moom dëgg la waaw. Mbaye ban rôle moo la gën a marqué ci sa carrière ak lu tax. tolof tolof Mbaye Dosé waaw. lu tax rôle boobu gën a marqué. parce que xaw ma ni woon noonu lay demee. xaw ma ko woon man damay jouer rek dem man su ma jouer damay tiit tant que génnul ba ñi ñu juger damay tiit. c'est ça dama ko jouer mu génn une semaine rek may dem marché suñu koñ ak marché sorante wuñu may dem marché rek benn femme romb ci rond-point bi rek veille tabaski yaakaar naa rek yuuxu sama tur
Mbaye Dozé seen cassette baa ngi nii toj nga fi ma ne mii lii lan la donc noonu la commencé après affaire bi di def benn ampleur boo xam ni. mooy loolu quoi. sa diggante ak Sanekh am na benn jour ma seetaan sa benn interview ngay wax que ne Sanekh mooy sa référence. waaw xam nga ci benn côté dama ne moom sama référence la lu tax mu nekk sama référence. dama gis Sénégal. moom bokk na ci comédien boo xam ni ci artiste boo xam ni hors pair bokk na ci artiste boo xam ne ni waxuma nit du ko dab ci jeu. wala ci ni muy liggéey mais man la façon bu muy liggéey man moo yéem. affaire du fam fu mu tegu woon. autant dañu wax ni théâtre kat yaa ngi ne. autant boo nekkoon théâtre kat dañuy yaakaar ni donc benn ku amul looy def nga rek. donc comédien bi léegi su demee bay sol dàllu 100 000 francs di sol tubéy 35 000 wala body boo xam ne day jar 30 000 taxaw sur scène di prester pare dugg ci otoom daal di dem donc affaire bi am na fu ñu ko teg ma gis ci mu réaliser ci aussi ay affaires yu doy waar qualité de jeu bi nekk ci moom xoolul ma sàmba xoolul ma demb li ñuy wax naan cappaa coli quoi da nga moom dafa ñëw rek nekk ci donc aussi man dama bët bi dama ko teg ci moom waxoon naa ko dama koy waxaat moom rek laay xool su ma ko rombul dañuy tolloo ndax li ne ci man dañ koo yee fii te dafee ne su ma yàlla may gudd fan ak wér-gu-yaram Sénégal dañ may gën a dégg waxuma Sénégal la monde entier dañ may gën a dégg ndax tooguma pour xalaat ay téléfilm ay théâtre ak yooyu dama taxaw pour jouer film jouer leneen nekk ci leneen parce que gis naa ni qualité bi mi ngi fi kon dam koy utiliser te aussi xam nga sénégalais nit mënu ko nax sénégalais bu taxaw ci moroom sénégalais rek ne la dama laa bëgg te yàlla dong tax jàppale li ngay def danga ko teg ci yoon te maa ngi gis loolu xam naa ne àdduna bëgg nañ ma trop te fonk nañ ma am na suñu ma teg te saa yu may wax ñu ne ma déglu leen waa ji moo tax bëgguma ko yemale ak dara c'est ça. Mbaye depuis sa rôle tolof bi nga interprété ci rôle Mbaye Dozé gis nañ ne boobu ba tey presque jógewoo ci mbubb boobu noonu. pièce boo joué Ndeye Coumba moo ci nekk sa yaay tout le temps ci ay pétrin rek ngay dugg. Ndeye Coumba moo ci sonn tout le temps. Mbaye est-ce que mën na jouer beneen rôle bu dul rôle Mbaye Dozé. waaw mais xam nga soo seetloo wiiri wiiri bi nga xam ni yàlla moo ko yóbbul boppam mu toj àdduna jéewu ma fa Mbaye Dozé fii sama maman laa fa joué donc mooy yaay yi nga xam ni dañuy jël seen doom moom lañ ci gën a bëgg taf ko seen wet te doom jooju su màggee ñoom lay njëkk a mbëkk du ñu nelaw ba yandoor fu ñu toog ñu woo leen police fu ñu toog ñu woo leen mi ngi ci pétrin bi mi ngi ci pétrin bi parce que yow yaa ko won amour boobu ba mu ëpp moo tax c'est très important xam naa ne sama yaay daf ma bëgg naa jabar reewantu naa ba ñu utal ma soxna mais malgré tooñ bu ma tooñ suma yaay tooñ bu ma tooñ suma mag pour wane dafa fort suñu culture la donc par la suite gis nga la ci fekk dañ leen jox soxna doo ci mën dara mais loolu nattu la lañ ci bëgg a wane nattu yàlla suñu borom mooy dikkee noonu respecté woo sa yaay respecté woo sa mag lu leen neex ngay def pour yow bu ñu la takkalee jabar war nga mën a am bonheur tey mi ngi noonu résultat baa ngi noonu donc en fait man benn Neymar la numéro 10 la man damay séddale rek man foo ma yóbbu rek ma dem waaw man moom man du ma taxaw di taamu rôle bi sentiruma ko du ma ko wax am naa yenn rôle yoo xam ne peut-être bëgguma ko jouer sama àdduna du ma ko jouer bëgguma ko loolu man maa ko bëggul mais n'importe quel rôle dama koy jouer. yan rôle ngay bañ. rôle yoo xam ni soit ay rôle yoo xam ne da ngay sol set yëre jigéen donc di def yëfu jigéen lu te nekkoo loolu laa man j'aime pas bëgguma ko xaw ma nag fu may yóbbu ci dans l'avenir bu fekkee peut-être xam nga film ak téléfilm bëriwul ay réalité en fait du benn mais nii bëgguma rek loo tëb jouer ci parce que man joué ma pour ay nit xam la man joué ma pour ay nit na Mbaye Dozé yow yaa fi toj du ma génn fee ci Sénégal du ma génn fenn ci Sénégal ñu naan kii kan la su ma génn dañ naan Mbaye Dozé ngay di dem sant yàlla la kon na carrière bi di rafet yooyu daal xam naa ne su ko weesoo waaw man leneen lu mu mënti doon dama koy gérer. mën nga ñu wax tuuti ci Ndeye Coumba mi nga xam ne tout le temps day interpréter sa rôle yaay.
waaw xam nga moom sama complice la Soleil Levant dañu yàgg man dama leen fekk si comprendre que parce que yaa ngi may wax sa lien ak Soleil Levant 2005 boobu bi loolu amee xam nga Alaaji Góor dafa dem Espagne donc mais avant loolu dama toog ci 44 bi ñu war a défilé Thiès ñuy tourner troupe bu nekk benn 45 minutes bi ñu leen tourné ba pare muy médaille bi après médaille bi ñuy def askanu lawbe ak làmb ji boobu temps Soleil Levant day ñëw junior ñun dañuy ñëw répété 15h ba 17h ñoom saa neex ñëw ñun ñu ñibbi ñoom ñu continuer voilà mais benn jour dama toog benn 15h rek ñu woo ma na ma kaay nga wuyu ma ñëw ba foofu ñu ne ma duñu bëggoon nga jouer rôle bi man ne non merci baax na yii doy na set télé feeñ baax na kaay na ma kaay nga toog ma leen non fekk producteur bi moom moo ne comme ñett lañu dafa bëgg benn xale bu toog fii comme ça di kokkali saa neex lu mu wax beneen sens bi bu ma ñëwee ma joué rôle bi rek mu ne ma kii laa soxla woon loolu mooy sama dugg Soleil Levant ma joué askanu lawbe mu jàll après ma joué lamb ji nekk ci entraîneur Paco voilà noonu la continuer après ba léegi nii. Mbaye Wiri Wiri sponsor yi bari woon nañ trop. est-ce que yéen acteurs yi bénéficié wu ngeen ci. waaw ci benn côté bénéficié na woo nañ ci sax parce que soo seetloo xam nga affaire sponsor Sénégal parfois da ngay jékki-jékki comme li ñuy wax ci Wiri Wiri dama mais Wiri Wiri xanaa gañ ngeen ci ay millions bien sûr gañ nañ ci ay millions mais millions yi dafa am lu muy ñëwee parce que sponsor bi lu mu dugg bul fàtte ni dafa am kuy produire film bi bul fàtte ni ki produire film bi dafay fay télé bi day fay ay caméramanam day fay léppam équipe technique bi da koy fay donc ñun aussi tamit amoon du liggéey nii tey rek ñu fay la mais dañoo amoon ay xam nga liggéey su demee ba toll ci ngay liggéey du 1er au 30 ñu lay fay salaire moo lay wan ni affaire bi am na fu ñu ko yóbbu am na fu ñu ko teg surtout ma ci nuyuwaale Tafa Diop donc initié na loolu bari na troupe yu bari yoo xam ni salaire la ñu am Wiri Wiri noonu la ñu demee woon après bi ñu jëlee lépp teg ko ci axe kaf forêt waxtaan teg ko fi ñu ko war a teg donc di fayeeku par salaire donc mu nekk salaire yoo xam ne nii gënal nañu et puis génn nañ ci waaw génn nañ ci Sénégal nag moom xam nga mi ngi noonu li ñu joué ci Wiri Wiri bu fekkoon tey téléfilm la mu nekk États-Unis wala mu nekk Paris wala mu nekk feneen voilà heure bii boo ñëwee sama kër bopp laa leen di woo ngeen ñëw gis nga léegi fans bi ma woo sànq nee na États-Unis la jóge maa ngi deuxième mu ne ma nee na naa wàcc ci suuf nuyu ko parce que man fansam laa mu nuyu ko nuyu jabaram mu waxtaan kontaan na après mu dem man ma yéegaat ñëw toog et pourtant su ma ko waxoon ni yow ñëwal mais voilà tu vois artistes yi dañoo voilà bëgg nañu culture Sénégal bëgg nañu culture bëgg nañu lépp mais dafa mel ni dañu xamul culture wala ñu xam au fait nit ñi koy def. seen ministère est-ce que mu ngi leen di taxaw. waaw mën naa wax ci benn côté mi ngi ñuy taxaw parce que lépp looy def ci lu jëm ci culture nga wax ko da ciy taxaw projet boo am mu jëm ci culture boo ci taxawee jaar fi nga war a jaar dina ci taxaw surtout li ñuy wax rek bu la benn nit ñàkkee sargal rek téeméeri nit ñu ngi lay wër ngir sargal la. kon am na ñu lay sargal ay géer ak yooyu. mais bien sûr parce que man géer laa bu set wecc mais parfois dama naan moitié géer laa moitié géwél xam nga la moo tax li may def dafa am ngéwél xam nga mag daam seen ñoo dëkk. ñu léeg-léeg dañuy dem ngéwél rek toog nii rien que parce que dafa neex. ñu toog lekk ceebu ngéwél ataaya ngéwél waxtaanu ngéwél dañ may woo ba ci yàgg na ma ndax géwél nga man leen waaw rek jàpp sama ñàmbur parce que neex gi def ma ko sama bopp suñu borom moo ma mooñaalee noonu. Mbaye am na jabar. waaw am naa soxna. sa digganteeg bébé si nag da nga ko trahir. bébé si waaw bébé si dama doon wan gars yi exemple bi laa leen wan rek ku ci am gel waaw bëgg ko benn façon bëgg bii dee ko wax dëgg dee ko wax li nekk ay garab du ko téye ay téere du ko téye bi ma sonnee damaa tuur yëpp na ko carte sur table nañ wax li fi ne yaakaar naa bi ñu waxee li fi ne la jàmmam. da nga trahir bébé si donc.
non trahiruma ko parce que moom ci wiiri jox naa ko lim moom. mais dans la vraie vie sekku leen dara. ah non du tout. jegeyante woon ngeen de en tout cas. bien sûr loolu moom moo lancé rôle bi xoola bébé ci diggu wiiri la ñëwee mais xoola buzz bi mu am c'est parce que partenaire am daf koy jox li muy laaj. théâtre amul fo soo ko foowee daf lay yow lay njëkk a foowee doo ci am dara kenn du la respecté y a des artistes yoo xam ne dañuy romb fii donc duñu leen respecté. Mbaye lan moo tax duñ la gis ci association handicapé yi parce que siiw nga. donc yow boo nekkoon seen ginnaaw di leen jàppale peut-être ñoom xeex bi ñuy xeex dinañ ci am ndam. waa dëgg la xam nga ma parfois day fekk ni suñ la woowul ci benn suñ la waxul ci benn mbir. yow doo xam noo ciy taxawee. donc ñun on est là pour ça hein. Même suñu amul xaalis bu ñu leen jox. image bi nga xam ne am nañ ko ba fu ñu bunt bu ñu fëgg ñu ubbi ko. dañ ciy ànd ak ñoom xool aussi lan la ñu mën ci ñoom ba jàpp ci parce que ñun gënuñu leen. tanewuñ leen. donc ñoom dafa am ci lu ñu nekk ñun ñu am ci lu ñu nekk. mais gisoo leen ne demoon vers ñoom mooy gën ka ngeen di xaar ñoom ñu ñëw envers yéen. non du xaar mais tey boo ciblé benn nit bi mën nga am comme tey par exemple INAS. waa INAS mais man dañ may woo Thiès la ñu dëkk. non voyant du ñu gis. dañ may woo téléphone. ci mu wax ne yow dañuy kontaan ci yow nan la ñuy kontaanee ci yow mais dañ lay dégg. xam nga ay Baye Assane. ci waa bi nekkoon seen petit gàlle. il est de Thiès. donc ñoom ñëpp dañuy woo di ñu béggee donc ñuy waxtaan mais manifestation bu am foofu rek ñun dinañ fa teewee. laaj ñu cachet laaj ñu dara. ñoom aussi tam bu ñu waxee ni ci nii lañ bëgg a jàppee en fait dañ ciy jàpp loolu amul benn problème parce que gars yi ñu ngi def ay actions yoo xam ni xëy na kenn yëgu ko.